dikkati naa am na ñu ne woon bu wax yombee jëfay jafe tribune yéene kaay ne président Macky Sall day wax na président Macky Sall digg na waaye jëfe jaa jafe lépp loo xam ne Macky Sall ne woon nañ ko wàññi ci miim réew day yokku la def yoonu yokkute gaa ngi askan wi di ko dund di ko sentir ci seenu biir lépp daal di amuk yokkute goo xam ni maar day taali tribune ne réewum Sénégal day ko fi yeewoo jamono ji boo dundul jaxan na ma jaaxal na ma lool ndax nag dund goo xam ne cher na ba daal di jéggi dayoo te sax nag dafa ànd ak ñàkk loo ko jëndee direct news ne bul dem ndawal moom daanaka kenn lekkatu ko ci réewum Sénégal yokku gi dama ne la jéggi na dayoo yéeni kaay bi ne ma ministère bi dénk njaay ak njënd kenn waru ci joxoñ baaraam ak tuuma kenn ku dul moom ndax lu njit njàk rek ñooy ñàkki Sénégal jaxan na ma gi ñuy dund ci njëg yi tayee la liggéey wala it ñàkk faale coono ak askan wi lum ci mënti doon ñu ngi dunduloo askan wi jaxan na ma yéeni kaay bi daal dina ma ci ñàkkub gaz bi moom lépp rek total la total daal moo teg askan wi jafe-jafe ci ñàkkub gaz boo xam ne nit ñi wër nañoo wër te foo ne total nag ne nguur gi ndax nag ñoo leen jébbal leng ay ngir ñu doxal le quotidien ne Sénégal a ngay yokki njëg de waaye ña ngay wàññi seeni nit yi war a dem màkk ren ji ujaaj yi ñeenti junni juróom-ñaari téeméer fanweer ak juróom benn la ñuy doon wàññi nañ ko sursoi ne ma Bougane Gueye Dany moom dafa bëgg a dolli cere yokk ñeex yéeni kaay bi ne ma kurpeñu Benno Bokk Yaakaar ma ngi koy dalee fee waa tànk yeewi askan wi di ko këdd fële Bougane Gueye Dany nag taxaw ci ruqam fas yéene nag taxawal ab coalition bu dëgër këcc ngir nag dem ci élection législative yi sursu aane ma tey nag laa leen di xamal lan mooy mbébétug Bougane tey ci législative yi ci coalition boobee mu fas yéene taxawal mi ngi ci ay diisoo yu am solo diggam ak maître Abdoulaye Wade ngir ñu daal di lonkoo ci yooyu les élections am na ñaar ñu bokk ci yeewi askan wi soo moytuwul daañu ko fekki moom mi nga xam ne ci élection locale 2022 yi gëm sa bopp nekk na ci ñetti téeméer juróom benn fukk ak juróom benn ciy commune ñaar fukk ak juróom ciy département juróom benn ciy ville gannaaw recalé yu ëpp ya ñu am ci juróom benn ciy commune ñeent ci ville ci réew mi lii tax na nag source aane ma kenn du leen may dara de daañu leen nattu ba maa day taali booba parti démocratique sénégalais source aane ma mi ngi ci gudd gu bët setagul de bu noonu ndox la day jàppal ni ma ngay bëx-bëxi demuk maire Djibril Wade nag daal dina koy firndeel booba l'observateur ne ma parti socialiste yi de ndox mi bëx-bëxi la saa si tembe xëccoo ak xeexoo gu mitti moo am ci seenug biir Sud Quotidien ne la ko war a kay mooy parti socialiste ndëpp lañ doon defalante seenug biir fas yéene nag soobu ci élection législative yi critique yéene kaay ne parti socialiste day bu sukuraatalu jege na ko lool aalimaane ne leen dëgg-dëgg méttituk parti socialiste du kenn ku dul Serigne Mbaye Thiam 24 heures yéene kaay ne gars yi de nee nañu parti socialiste ak sukuraatam ak faatoom APR ñoo ko daal di waral Aminata Mbengue Ndiaye ci yéene kaay bi ne lu ci mënti amit parti bi moom dana taxaw ngir nag jëlaat nguur gi ak ci kum ko mën a jëlee Vox Populi ne ak nu mu mënti demee jàppaleen ni Ousmane Sonko ak ñamu àndal day taxawal nan réel muy nag association boo xam ne ay maire opposition bi lay daal di lëkkale waaye yeewi askan wi ne ñoo tey ndax soo génnee Thiès Rufisque Kër Massar Guédiawaye Dakar ak Ziguinchor ak Kaolack ci association maire Sénégal lu cay des 24 heures yéene kaay ne moo taxit waaye yeewi askan wi day ñanga ca réel léegi te di sàkku ci nguur gi mu jébbal ay fonds de dotation réel niki ni mu koy defalee waa AMS ndax ay maire lañu nit ñëpp l'observateur ne dafa mel ni xamuñu wala it yéegaguñu Macky Sall lamu nar ak ñoom yéene kaay bi ne ma gor yeewi askan wi day ci tànk yooyu la président Macky Sall ne yéene kaay bi toftalu ko ak Macky Sall boo xam ne dafa mel ni ku ne tex maree woona ay liet naam yu ndakaaru daal di ne leen damaa bëgg yeewi askan wi ma ne ngeen nalal ma ko Farba Ngom day yóbbu nañ ko ci diaspora ba bataay gi moom moo di yeewi askan wi daal na nërmeelu las yéene kaay ne ma président Macky Sall kay ndakaaru ci boppam la bëgg tegaat loxoom moo tax nee na leen wàcce leen seen bopp waaye tam ngeen jege askan wi bu dee bëgg ngeen am dara fii ci ndakaaru ca Kaolack ca Kolda ca Sédhiou ak ci Ziguinchor président Macky Sall day nar na faa am dara ndax foofu nag enseignant républicain yi ñoo daal di jël seenu cëggal guy dem nag wax ak askan wa ngir nag ñu daal di jàppale président Macky Sall Maïmouna Sissoko Khouma daal di daje ci gox yooyee ak enseignant yi xamal leen ni Macky Sall day chance la ngir sunu l'école bii moo tax nag mënuñoo nekk ci lenn lu dul jàppale président Macky Sall mii ngir mu mën a gën a joyanti système scolaire bi ndax nag ba mu faloo ndëpp njàng meeg njàngal mi day la njëkk a amal 2015 tabax na moom président Macky Sall lu ëpp fukki junniy classe ci réew mi tabax na ay téeméeri collège président Macky Sall yi taxawal na fi lu ëpp ñaar fukk ciy lycée ci réew mi kon jàppaleeg jàngalekat yi ci moom lu war la jeunesse su Pikine Tribune yéene kaay xamal ma ne ñoom it daal dinañuy taxaw ngir fas yéene jàppale président Macky Sall taxawal nag ab campagne bu ñu duppee kaay pare na Macky Sall Rama Macky mi ko jiite ne dañoo war a boole suñu doole ngir am ndam ci élection législative yi gars yi ne Macky Sall Rama Macky mi jàmbaar la moo tax ndaw yu mel ni moom la ñu soxla ci assemblée nationale loo ci mënti déggit gaa yaa ngay sàcc parrainage ya Pape Moussa Traoré ci Tribune yéene kaay ne am nag ndaw goo xam ne daal dinañu koy jàpp ma ne la muy luubal ay parrainage moom dafa ñëw di wuti parrainage ci yeewi askan wi ndekete yoo ma nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar nañ leen surveiller kan mooy surveiller Diouf Sarr las yéene kaay ne nee na liggéeykat yi nekk ci wérgu yaram te grève daañu ronqi seeni salaire le quotidien ne juge consulaire yi nekk ci tribunal bu commerce day daañu grève ni ki ëllëg réew mi yëngu na nag Tribune yéene kaay ne boo ko
ko bëggee xam day demal ca Kubik demal ci Njaraw demal ci Kuj ak ci Luli ay dëkkaan la yoo xam ne mi ngi ci peggug Mbuur waaye jafe-jafe yu metti la soxna yi amoon ngir dund Babacar Ngom Sedima jébbal leen ay machine ak lees dundee ba mu yàgg te màggoo jar na seetaat leneen turbine yéen a kaay ne moo taxit taskatu xibaar yi ëtt wi day war nañu boole suñu doole ndax nag ñii ñu daal di taxawee nii faatu fa yàllaaxu sax day gën a sedd libération yéen a kaay ne li seddul daal mooy li am ci diwaanug Louga ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye astu soxna mii dafa faatu ci condition yoo xam ni mar day taal yi xale bu jigéen bi 9h la duggoon ca l'hôpital ba 5h30 mu daal di faatu ci ko wan lor ba war a mucc ne médecin yi opéré leen ma lu ko mooy dinaa faatu gars yi di ko këlamtikoo di ko xamal ni mënuñu laa opéré mu saraxu leen ba foofee la jaaree ñàkk bakkanam ñoo ngi leen di ñaanal kentalu jàmm. deuxième journée bi Casa Sport gannaaw ba mu dalalee nag ñii di waa génération foot foofu ci Aline Sitoé Diatta daan ko benn bal ci dara kon waxtu wi nag ñaari poñ moo dox si ñaari équipe yooyu la ndaxte Casa Sport am na fanweeri poñ ak ñaar ñii di waa génération foot am fanweeri poñ AS Pikine tam def jéego bu am solo gannaaw ba mu daane ñii di waa Jaraaf bu Ndakaaru ñaari bal ci dara Ñambur moom mën nañu wax ne nag waxtu wi kon génn na ci zone rouge bi dafa daan sa équipe bi di Tëngéej FC ca dëkkam ñaari bal ci benn ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. fi mu toll nii Ligue 1 bi dafa am njiit lu yees Casa Sport moo nekk ca bopp ba gannaaw moom fa déjjatee ñi di waa génération foot Casa daal di gàddu choc bi doon dox ci digganteem ak académiciens yi gannaaw ba mu ci amee ndam tamit la AS Pikine am ci kaw Jaraaf de Dakar Pikine fayu kon ci kaw Jaraaf gannaaw ba nga xamee ni moo gañe sax match aller ba ci forfait dafa amoon ay jàppante ndamal AS Pikine lii may ko mu ñëw ci podium bi ci ñetteelu place bi ay ndam rek lañu gis ci fukk ak ñaareelu bëccëg bi Njàmbur sax dafa gagné moo daan Tëngéej FC bile di ñetteelu ndamam ci saison bi Tëngéej moom di dund ay contre-performance ndaxte mi ngi ci digg classement bi ci juróom-ñeenteelu place bi Jàmbaar ak AS Douane ñoom dañoo enchaîner ay victoire Linguère ak GFC ñoom itam amaat ndam kon fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi ñu mën ci nemeeku fukki bi ci dugg juróom-ñaari ndam juróomi am à domicile ñaari à l'extérieur nemmeekuñ ci benn yoon match nul. jaajëf soxna Fall waa Casa Sport nee nañu fi ñu teg seen tànk def fës kéenéew ñu ko teggi waaw kon nag xam nga waxtu bi ñoom mu nekk ci bopp championnat bi kon mën nañ jàpp ne Casa Sport moom assuré nañ ne ñoom dinañ descendi ci Ligue 1 bi kon seen bébét mooy def seen kéem kattan nag ba gën a wëyal ci nag position bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di Ansou Diadji ñu teewlu ay kàddoom ak Abdourahmane Diallo. waaw li may wax rek mooy di sant yàlla di gërëm di naan di courage joueurs yi di leen féliciter pour match bi parce que def nañ li nga xam ne loolu mooy essentiel bi mooy lan mooy jël 3 points parce que 3 points yi amoon na important trop ci ñun comme nuñ ko waxee ñun à domicile bëgg nañ équipe bi fu ñëw ñu gagné la te noonu la ñuy préparé te noonu la ñuy joué yàlla jox nañu tey victoire bi ñu ngi ciy sant yàlla di wax ni léegi fu mu nekk nii mun nañu wax ni phase bi ñëw nii dañuy dem góorgóorlu pour bokk ci équipe yi nekk ci podium bi parce que depuis 2013 li ma jot a xool ci championnat bi amul équipe bi nga xam ne am na 30 points te mu wàcc donc ñun léegi am nañ 32 points am nañu yaakaar ni match yi des nii léegi dañ koy jouer pour bokk ci équipe bi nekk ci podium bi. gannaaw nag Ligue 1 bi kon Ligue 2 bi tamit amal nañ seen fukk ak juróom-ñaari lu bëccëg bat fii nag kon Walidane moo nekk gum ci bopp championnat bi am 33 points Walidane nag dafa daan Kër Madior benn ball ci dara Stade de Mbour nekk si ñaareelu place bi am fanweeri poñ ak benn gannaaw nag ba mu daanee ñii di waa Demba Diop ci dér bi Mbour waa bi benn ball ci dara kon Demba Diop waxtu wi moo nekk si ñeenteelu place bi am ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar Sonacos moom dafa def match nul ci digganteem ak ñii di waa Dakar Université Club ñaar 2 buts partout la ñu def kon Sonacos waxtu wi moo nekk si ñeenteelu place bi am fanweeri poñ Dakar Université Club waxtu wi kon moom tamit moo ngi ci zone rouge bi ànd ci ak ñii di waa Renaissance bu Ndakaaru gannaaw ba ñu defee match nul ak ñii di waa Oslo FA benn ak benn US Ouakam moom Amitié FC moo ko daan benn bal ci dara jamono bu Fatick dafa ñàkk ci kanamu Port Autonome bu Ndakaaru ñaari bal ci benn Thiès FC daan tamit NGB ñaari bal ci benn kon nag juróom fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi jot nañ dugal lu toll ci 17 bi jëm ci Ligue 2 bi. dafa mel ni kon si weekend bi daal sunu gaynde yi ñoom wane nañ seen bopp seen i club ku ci mel ni kon Sadio Mané tuuti ma ne Sané Madio Sadio Mané ñoom Mendy ñoom Mayña waaw xam nga nag Sadio Mané démb la doon feete anniversaire am muy 30 ans am nag démb mu feete ko nag anniversaire bu am solo ndaxte seen diggante ak ñi di waa Manchester City la woon te nag buñ ci amoon defet rek mën na nag permettre ñu éloigner lii di titre bi waaye nag waxtu bi kon benn poñ rek moo dox seen diggante ndaxte démb foofu ca Manchester City nag dañoo def match nul 2 buts partout Sadio Mané sax moom moo égalisé but bu permettre kon ñi di waa Liverpool
am match nul seen diggante ak Manchester City bi nag mooy fukk ak ñetteelu bitam ci ñaar fukk ak juróom-ñetti match du attaquant sénégalais bi jàppal na tamit benn attaquant sénégalais bu wane boppam tamit démb muy Mbaye Niang seen diggante ak FC Metz ñoom dañoo daan nag Metz ñaari bal ci dara moom sax mu ubbi lii di caax yi moom nag bi mooy ñaareelu réalisation ci Ligue 1 bi juróom-benneel bitam ci compétition yëpp ñu jot a football ci atum ren gile Edouard Mendy moom jàpp na démb kon si la réalisé nag lii di 44e clean sheet am maanaam bal boo xam ne duggal ci caaxam yi mu nekk 82 match ci Premier League bi Chelsea nag moom moo daan ñii di waa Southampton lii di juróom-benn bal ci dara kon maa mbay li ma fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggali la. jaajëf rendez-vous bi kon. Zik FM incha allah. voilà li ngeen di teewoo ci wàllu tàggat yaram moo ñu koy jox ci Zik FM Sen TV yéen a ngi seen matinal 6h30 la ñu ko tàmbali fas yéene ko ndar képp 8h45 wala 40.